Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñuy dóore li nga xam ne jéye ba xewoon fële ca diwaanu Kër Massar ca gox bi ñuy woowee Njànduraan foofe nag ab bâtiment rek moo fa daanu ba benn xale ñàkk ci bakkanam dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi leneen lu ñu fas yéene waxtaane rek li nga xamante ne mooy kër yi ñu jàpp ne rek dañ nekkoon ci collecteurs yi toll noonu na ci ñett ñu ne nag kër yooyee yëpp la ñu daaneel ci teewaayu kilifa yi bokk na ci préfet Ndakaaru ak collectivité locale yi ñu ne nag ba jamono ji waxaguñu benn yoon ci lu aju ci ay ndàmpaay histoire Sénégal générale du Sénégal mu ay livre yoo xam ne rek dañ ci daxan suñu taarixu réew indi na coow nag jamono ji li ko waral rek dafa am ñoo xam ne rek gisuñu seen bopp ba ñuy sàkku ñu xoolaat boobule mbir terewul nag boo doxantoo ci yenn librairie fii ci Ndakaaru rek daanaka njaay mi moom ñu ngi koy amale ni mu waree mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaar yi boo leen taaxirloo ñu yaatal. asalaamaaleykum dalee na jàmm ci xibaaru marax yi muy xibaar ñuy tàmbaleeg jéye ji xewoon fële ca diwaanu Kër Massar ak gox bi ñuy tuddee Njànduraan foofee nag ab xale bu am ñaari at rek moo fa faatu li ko waral nag ab bâtiment rek moo dal ci kawam am na tamit kenn ku ci am ay gaañu gaañu yu mettin ñu ne nag xale bi biñ koy yóbbu hôpital la ñàkk bàkkanam ci yoon bi ba tax na rek ñuy sàkkuwaat jàppale rek ci li nga xamante ne mooy wallu bi ñu ciy tudd rek ñi nga xam ne ñooy waa sapeur pompier leneen lu ñuy waxtaane mooy dem ba ca diwaanu HLM foofe nag ñetti kër lañ fa xayma rek ñu ne daaneel nañ ko lu ñu ko waral nag ñu ne rek kër yooyu dafa nekkoon ci collecteuru aan bi ba tax rek ñu jëloon dogal jële ko fa laata muy indil musiba askan bi loole nag xewoon ci teewaayu kilifa yi bokk na ci préfet Ndakaaru kooku yëkkati na sax ay kàddu na rek ba jamono ji du benn yoon bu ñuy wax ci wàllu ndàmpaay ndax kër yooyu ci domaine public lañ leen tabaxoon Maguette Soirée Diallo joxantu woon na fa tey àndoon ceeg Babacar Camara. ginnaaw ab liggéey bu yàgg. waaye dañu ay kër yu ñu daaneel askan wu jaaxle ak takk der yu bari loolee la HLM 4 di nduru jamono ji tembe waayu bi la liggéey tax kilifa yi jox askan wi ay sommation ngir ñu mën koo amal. ci ni mu gën a gaawee. kon bu ñu ñëwee gis canal boo xam am na lu ci nekk urgence bi moo nekkoon ñu libérer domaine public et loolu jot nañ suñuy ndigalu kilifa tey ci suba rek ministre de l'intérieur woo na ma ni ma foo leen toll parce que canal la boo xam ne boo leen ko xoolee profondeur bi jigéen a 3 mètres mu am ay kër yu ci taxaw wala mu ko ëpp kon nag loolu problème de sécurité moo tax d'abord tey ñu agir ñëw libérer diggante ñaari regard. fi ñu tollu Tambe kilifa yi waxaguñu waxu nàmpaay nag bu ñu sukkandikoo ci préfet bi le domaine public la. pour le moment dañoo nekk ci domaine public amaa nag état wala collectivité locale wala administration accompagner ay population loolu luñ mën a dégg la parce que loolu également loolu mooy njariñ mooy solo état nekk au service des populations. ñëwoon ngir massawu askanu HLM maire bi di mettit lu bile situation waaye mu ñu xamal ni askan wi mucc moo ko ëppal solo. lii neexul kenn man maire la bugguma di ñëw gis suma population di am difficulté mais nañu nangu ne lu ci nekk dafa am ci yoon yow mi ñëw def ci collecteur nga tabax fii ay R+1 R+2 R+3 mais yow su ay nit deewoon tey du ñu ñëw di wax leneen donc man li may ñaan mooy population bi nañu approché mairie. 2011 la ñu alerté woon ci bile situation tey jii mën nañu jàpp di ca HLM zone d'urgence bi saafaral nañu ko li ci topp rek di yeneen zone yi collecteur bi jaar. mu nekkoon Kumba Amath Lo ak Babacar Camara dañu dem ba ca diwaanu Ndar Géej foofee nag pël bi ba jamono ji bokk na ci li gën a soxnal askan wi ndax nee nañ bëri na ay nappkat yoo xam ne rek ba jamono ji ñàkk nañ ci seen bakkan ñeneen ñi nag tere liggéey ba mënatuñu dox ni mu waree ba tax na rek ñu ngi fàttali kilifa yi rawatina njiitu réew mi ci liggéey yi ñu fa amaloon ci jamonoy élection palu njiitu réew mi dañuy teewlu kenn ci ñoom Mamadou Dieye lay wuyoo ci micro Ousseynou Diop. waaye dañu gis ni ba élection yi passé ba léegi wax dëgg yàlla gisuñu dara lu fi xeeñ comme ñoom dafa nuru ni ñoom taxawuñu xam nga pour defar Brest Saint-Louis bi ndax Brest bi comme daaw bi ñuy def marché le 3 mars bee nu defoon Brest bi yooyu sax mi ngi rayoon 375 personnes actuellement fii campagne bi terminé ma ngi ci 412 personnes. président Macky Sall nu koy interpréter di ko ñaan pour politique am mu viser que ci affaire Brestu Ndar bi ndax ñun fi nañuy jaar man nu fi ñàkk bañ jaar
pour nu man wut lu nu lekk ba lu nu dunde wala lu nu dundal suñu njaboot il faut que nu jaar si beres bi kon nag moom war na man taxaw xam nga gëstu population Saint-Louis si beres bii xam nga mu taxaw saafara ka loolu nag toujours ñun noonu ka si interpellé muy guddi muy bëccëg boobaak léegi nag ñun liñ si wax yëpp bare na torop ba tax na tamit ñun bu ñu si bëggee yokkal benn affaire man nu jaar fenn xam nga pour wuti lu nu lekk te bu fi benn gaal suuxee mool accident def si accident nu boole yóotu capitaine bi ni ko ràpp si kose bi kon ñun xamatuñu ban pays nañu nekk président Macky Sall nag nu lay ñaan nga dawali yërmande parce que bu doon affaire politique mu nekk milliards yu bare mu dem si affaire politique dinañ ko sotti ba mu xeeñ xun kon nag fii. bu ñuy jógee Ndar Géej dañuy dem ci beneen dëkku nappkat di Kayar foofu tamit lu aju ci bal boobee am fële ca diwaanu Ndar bokk na rek ci ñi muy gën a lor doom yi fekk baax ca Kayar ba tax rek tey ñu lëkkaloog ñi nga xam ne ñoo dëkk foofule ci Saint-Louis rek di amal ab toogaanu ñaxtu di sàkku itam ci kilifa yi ñu gaaw jël ci ay matuwaay bokk na ci dragage bi tamit fexe ba bël boobeen ñu mën ko defar ñi mu waree Cheikh Anta Diop doxantu woon na fa tey àndoon ceeg say laatir nappkat yi nekk ci Kayar ànd ak seen njaboot dikkoon ci quai de pêche bu Kayar doon amal taxawaayam ñaxtu ne nañ bël bi nga xamante ni moom moo nekk Ndar war nañ koo defaraat ndaxte lu toll ci 4 téeméeri nit de xayma nañu ko di ay nappkat bokk ci ay waa Kayar yoo xamante ni faatu woon nañ ca ñoom ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu jël ciy pexe. tey jii nag ñu daje woon fii si Kayar li ko waral mooy jàppale suñuy mbokk ci jafe-jafe bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund ñun mool yi lan mooy jafe-jafe bi mooy Brest de Saint-Louis mooy bël bi. ku ne gis na ni 2003 lañ ko ubbi woon tey mi ngi si 17 kilomètres de longueur at mu jot presque 40 personnes dina fi génn àddina tey biñ ubbee Brest bi ak léegi si mi ngi toll si 4 téeméeri nit ak fukk ak ñeent yoo xamante ni génn nañ àddina ñooñu bokk si ñi nga xamante ni si ñooy ay mool yoo xamante ni si ay père de famille la ñu woon wàcc fi ay njaboot li ñu gën a soxla fi mu nekk nii mooy balisage ak dragage bu li nga xamante ne si moom mooy bëlu Ndar bi suñ ko defaroon tey ji économiquement ñun waa Kayar dinañ si gis suñu bopp parce que dañuy napp ji di dem fii ba Potou dem suñu essence jeex fa duñu jàpp jën mais duñu def lu bokkul ak wëlbatikuwaat ñëwaat ba Kayar lakkaat ay millions. Madické Seck mi nga xamante ni moom moo jiitee gaalu looce yi moom sax nee na mbir mi de jéggi na dayo lool ba tax na ñi ngi ciy sàkku ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yor wàllu napp gi di Aminata Mbengue Ndiaye mu taxawu leen ndaxte dige bi dafa yàgg. ki ñuy gën a interpellé avant président mooy ministre de la pêche. nappkatu Kayar yi nag xamal ne ñu ngi cëb dëcc ndaxte ñaar ci ñoom dañoo génn àdduna ci fan yi ñu génn ab fuutude moom moo dal seen kaw ci biir géej ba ñu ñàkk ci seen bakkan. Xante Diop ñu del ci fii ci Ndakaaru dem ba ca école bi ñu duppee Sainte Jeanne d'Arc ci fan yee ñu génn nag coow juddu woon na fa aju ci li nga xam ne rek moo nekk muuru ñu ne nag am nañ ab déggoo gannaaw waxtaan bu ñu yëkkati woon diggante ministère de l'éducation ak kilifay école ba ñu ne rek fas nañu yéene rek dalalaat 20 ndongook ñaar ñi ñu daxoon ñoom nag dinañ kombaliwaat jàng rek fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu ne nag waxtaane nañ ay poñ yu bëri ñu ñëwaat ci boobule jafe-jafe bi doxoon diggante waajur yi ak l'école ba ak Alassane. déggoo am na ci mbiru institution Sainte Jeanne d'Arc ginnaaw bi nga xamante ni nag coow li bëri woon na fi ku nekk di jóg di wax ay manifester sax ñu ko doon nemmeeku ci kanamu l'école bi mu mel ni coow loolu sax dem na ba biti réew. ministère de l'éducation boobu ba léegi nag mu ngi dox tànki jàmm ci mujjantal gi déggoo dox na digganteem ak école bi waxtaan yi ci ministère de l'éducation la amee mu mel ni kon ñoom ñi nga xamante ni ñoom la coow li concerné woon administration institution Sainte Jeanne d'Arc jigéen yi nga xamante ni dañuy muuru ak seeni waajur ci mujjantal gi ñu déggoo ci ay poñ ñetti poñ la nag ginnaaw waxtaan yi nga xamante ni daanaka toll na ci ay waxtu ci guddi mercredi jàpp jeudi bi ci li ñu déggoo nag ñoom pàcc yi bokk na ci 22 ndongo yi nga xamante ni dañuy muuru te ñu dàqoon leen danañu dellu ci waat ci école bi jeexal année scolaire 2019 2020 li ko tàmbali nag fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk bu weesoo loolu élèves yi daañu sol ay fulaar wante nag fulaar yi ñoom école bi ñoo leen koy jox fulaar yi nga xamante ni du muur itam tenue bi nga xamante ni ñoom la ñu sol bu weesoo loolu itam njabootu ñi nga xam ne ñoom la concerné l'école bi dana leen dalal benn par benn ci teewaayu kii nga xamante ni mooy inspecteur d'académie ñu fexe nag ba xool nana la ñuy def ba ñoom ñi ñu respecté li nga xamante ni jot nañ kaa déggoo li ni mel nekk li nga xamante ni am na solo loolu ndax boo xoolee coow li bëri woon na wante nag ci mujjantal gi mën nañu jàpp ne ñoom mën nañu noyyiwaat bu baax a baax
te nee na ñoom ministère bi lu ñu visé ci li nga xamante ni mooy déggoo bi mooy fexe ba jàmm am dal am itam ñu fexe itam ba ndongo yi ku ci nekk mu doon sa intérêt. Hassan Ba dañuy desandeek mbirum institut Sainte Jeanne d'Arc ak waxu muuru boobu ñu ne nag jox nañ kàddu gi kii di Alioune Tine ak Imam Matar Ndiaye ñoom nag ñu ñëwaat ci li coppite yi nga xam ne dinañ ko nemmeeku ak tolluwaayu jamono mu ne nag faw kilifa yi di faggandiku bu ñu bañee li ni mel di am te itam ñu jël ay dogal yoo xamante ne rek kenn du ci mën dara su ko defee yenn coow yi ñu mën ko moytandiku ci biir l'école bi Mamadou Fall ak Thierno Laurent Mendy tase nañu ak ñoom. bind taarixu Sénégal loolee xel mu jéggi dayo la jëmmal ko di laaj liggéey gu mat sëkk même bu fekkee ni sax livre boobee dafa indi werante waaye faayu ñi ko bind la ñuy sàkku. problème bi yëpp mooy nañu waxaat rédacteurs yi ñu demaat continuer waat seen investigation demaat gën a gëstu déglu ñu nu war a déglu. lépp solo doon lu njëkk nag moo di joyanti yenn rëq-rëq yi. et question port voile dafa nekk question boo xam ne bu doy waar la bu sensible la fii ci Sénégal ba tax na tey ndax dafa laal wàllu ngëm-ngëm wàllu diine te damay wax toujours ni lépp loo xam dafa laal pas-pasu nit ki ak diine nit ki dañ ci war def attention te dama gis ni léegi Sénégal noo ngi commencé di brandir di dugg tey ci des questions yoo xam ni à caractère confessionnel la. ay événements yu am di amaat mën a rek yanqal li téye réew mi suñu dundin sax mu mën koo salfaañe loolee nag lu koy wane moo di nit ñi dañuy soppeeku ci soppeeku bu gaaw. Sénégal fi mu ne nii dafay am ay coppite yuy am coppite yi ci fànn yu bari la laal na mbirum diine xam nga diine bi ñun bi nga xamee ne ñu ngi nekk xale am na yoo xam ne daawuñu ko gis ci façon colin daawuñu ko gis ci façon waxin jamono nag day dox. ay saafara faw mu am. lii amoon na daaw amaat ren waaw dañ fexe ba nga xam ne nag dootu fi amati bu fekkee ne dañ bëgg ni dootu fi amati waxtaan wi warul yem ñu ne comme niñ koy defee Sénégal rek taf yëngal parce que yii ay problèmes yoo xam ne ay problèmes structurels la ay problèmes yu xóot la yoo xam ne dafa laaj ñu gëstu ko bu baax. Alioune Tine ak membre structure am ñoom nee nañu daañu woo mbooleem acteur ngir rek dimbali réew mi mu sax ci jàmm ndaje yooyee sax dëkkmal nañ ko fekki fan. ñu ñëw wax ci histoire générale du Sénégal di ab téere boo xamante nag dañ ci dëxëñ suñu taarix jamono ji nag li ci gën a fës mooy bëri na ñu jóg rek ñàkk ànd ci li nga xamante ne loole la saytukat yooyee bind ba tax na rek ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi wax na ci librairie bëri na ñoo xam ne rek dañuy def kem kattan ngir fexe xam li nga xamante ne rek moo nekk ci biir livre boobu kii di Maguette Souare Diallo doxantu woon na ci benn librairie tey àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. ginnaaw ab liggéey bu yàgg téere yi di wax lu jëm ci wàllum histoire générale bu Sénégal exposé nañ ko léegi ci benn ci ay librairie bu nekk fii ci Dakar. bi livre yu mel ni bëriwul woon Sénégal donc vraiment ñu ngi koy rafetlu 5 tomes yi daal di génnandoo pour tax ba léegi. jàngkat yi même parents d'élèves yi ñu mën a màjj tuuti ci xam-xamu lu xewoon suñu tàngu maam. coow li jamono ji wër yenn ci ay passage bu boobu la téere tax na ba ay lecteurs yu bëri daal di jëndi livre bi. oui ñu ngi ñëw parce que bon au début ba mu génnuloon sax y avait vraiment une faute amoon na laajte bu bëri ci livre bi léegi nag ba mu génnee nag vraiment nit ñaa ngi commencé ñëw pour jënd si ko. waaw naturellement xam ngeen Sénégal moom même yeneen dëkk yi ñoom wax lañu di dunde des fois wax moom gis nga ñu koy utiliser des fois di créer wax pour mën a jaay seen produit léegi wax bi nag bien sûr tax na ba nga xam ne ñu bëri ñu ngi daw si pour xool si exactement lan moo xew ci livre bi. Seynabou élève la ci classe bu terminale ñëw ànd ak yaayam ci bile librairie moom xamle na ni dina jàng téere bi. maa ngi koy soog a gis tey waa bi mu ñëwee fii. waa intéressant na pour ñun jeunes yi parce que dañuy permettre ñu découvrir histoire au Sénégal waa dina. téere bi di nettali histoire générale bu Sénégal bu mu génnee yàggul waaye critiques yi ñoo ko dalal en attendant ñu ci amal ay modifications ñi nga xam ne lecture mooy seen passion ñoom ñu ngi profiter ci livre bi bu baax.
Maguette Souaré Diallo dañuy desandek téere boobu di histoire générale du Sénégal ñu samp ci ab laaj tey lan moo waral coow li lan moo tax ñenn ñi àndul ñu si ndax boole nañ ci ñëpp ñi ci waroon bokk ci comité pilotage boobu ci fàttali nag professeur Iba Der Thiam moo ko jiite woon ñu ne nag dinañ def kem kàttan rek ngir li nga xam ne moo leen tax a jóg maanaam fexe ba histoire u Sénégal ñëpp mën ko jëfandikoo ñëpp jot ci tamit ci njàngat li Mame Birame Diouf. ñu xoolaat suñu histoire ngir xam démb waaye waajal ëllëg loolee am na solo xam-xamu histoire bokk na ci li tabax citoyen bi te sax mu respecte bu baax kon ay valeur am ak civilisation am doonay kàddu yu président Macky Sall yëkkati woon fukk fan ak juróom-benn si weeru sulet gi ñu génn ba ñuy présenté juróomi volume yu njëkk yi nga xam ni kon moo aju ci histoire u Sénégal boobu ak léegi bokk nag ci ñaar fukk ak juróomi volume yi nga xam ne ni kon war nañu génn projet bi nag ñu nas ko ci njeextalu atum 2013 communauté scientifique bi jiite ko ñu ubbil ko ñëpp. bokk na ci nag ñi ci liggéey ay enseignants chercheurs rawatina ay historiens waaye ay géographes ay philosophes ak it ña nga xam ni kon ñoo teewal këru diine yi fii ci biir Sénégal. ci financement bi nag lu toll ci 250 millions ministère de la culture dugal ko ci 100 millions mairie bu Dakar 20 millions président Macky Sall waaye it fukk millions yoo xam ni jóge na ci fondation Cheikh Anta Diop. professeur Iba Der Thiam mi nga xam ne nag mooy coordonné comité de pilotage bi moom dafa jàpp rek ne bind histoire ci lépp loo xam ni kon war na ci tegu loolee rek day ñëw jëlee lépp loo xam ne rek ay xaj ak seen la kon leeral bu baax na mbir yi tëddee waaye it lu aaju ci mbirum économie moo xam social koom-koom ak mbirum diine lépp rek ñu mën kaa teg ñu xam bu baax ñooy kan. moom mi nga xam ne nag ci fanweeri atam ak juróom jot na am kon maîtrise histoire am doonoon ci atum 1972 jóge ci doon agrégé d'histoire laata moo doon maître de conférence ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci atum 1974 mu jot a bokk nag ci comité scientifique bi nga xam ne liggéey na ngir ñu taxawal ab téere jëm ci histoire générale bu Afrique ci coow li nga xam ne nag judd na ci 4e volume un 4 tome 3 jëlee kon ci atum 1817 1914 ci bépp poñ boo xam ne nii kon laal na période boobee ñu gis rek ni xootalaat liggéey bi ak chercheurs yi taxawaay gañ ci war a am na solo ci numéro ya nga xam ne ni kat war nañu génnaat te ñu koy xaar. Mame Birame Diouf dañu dem IPRES kër googu saytu lépp lu aju ci ñi nga xam ne liggéeykat yi dem à la retraite jamono ji nag coow dafa juddu gannaaw ba directeur général bi génnee rek mu mel ni ki nga xam ne mooy président conseil d'administration bi. yëkkati na ay kàddu tamit kooke di sàkku rek ñu xoolaat ni ñuy yore kër googu fexe tamit bay waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne dañ fa bokk Jaariyatu Fall Ababacar Camara ci reportage bi. coow li am diggante directeur général bu IPRES ak kii di président bu conseil administration bi metti na lool retraité yi nekk fii ci Sénégal Mame Birame Faye di président conseil national bi ëmb mag ñi ci Sénégal ñaawlu na li ni mel. alors loolu dafa rafetul. dafa taaruwul ci ay mag yu nga xamee ne dañu war a toog am benn kàddu rek looloo waral d'ailleurs ñu samp organisation bi ñuy tuddee conseil national des aînés du Sénégal bu ñu yàlla dimbalee ba nga xam ne war nañoo mën a toog ñu waxtaane ko ñu tënk ay mbir yu nga xamee ne mën nañ ko présenter kilifa yi mais bu boobaa jàmm dina na ñoy. Mame Birame Faye di xamle ni situation bi warul tollu fii ndax problème bi mi ngi feneen. gannaaw ba léegi plan Sésame boobu ñuy wax dafa dañ ko féetale rek ci ñu amul retraite IPRES di war a doxal ay magam FNR di war a doxal ay magam loolu waroon nañ ko seetaat ba nga xam ne doxalin bi day tax vraiment mag ñi bu nu feebaree war a mën a faju ci ay xaalis bu néew bu nga xam ne dinañ ko joxe. waxtaan nekk ci moom alternative bu mujj ngir mën a saafara jàngoro yi nga xam ni IPRES mi ngi koy wuyaale. ñu toog waxtaane ko ak ci fulla ak fayda daal di teg suñu xel ci loolu le buñ si jógee foog IPRES jaar ci seetaat saytuwaat la nga xam ne moo ko ëmb texte yi nga xam ne depuis longtemps 50 ans plus de 50 ans parce que loolu réforme yooyu même président da ko wax. mu ne nañ yeesalaat li nga xam ne moom la ñuy wéyee di ko doxale. ginnaaw crise bi nga xam ne yëngal na institution bile Mame Birame Faye di woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi ñu jox cër ñi nga xam ni ñooy àll traité yi.
Diarratou Fall bu ñu jógee ci retraité yi nag dañuy wax ci xale yi ak li nga xam ne rek waa ONG CONAF moom fas nañ ci yéene gën a taxaw loole nag ñu ngi ko xamle gannaaw rek bu ñuy fësal seeni rapport ñu ne nag ci loolee nag ñi nga xam ne dañu amee laagoot ci xale yooyee dañ ci am ay jafe-jafe ba tax ñi ñuy sàkku ci kilifa yi ak itam ci askan wi ñu gën leen taxaw bu baax a baax nee nañ nag dinañ def kem kàttan ba lépp lu aju ci wàllu yalwaan nag li ni mel ñu mën ko dàkkal fii ci réew mi dinañ ci ñëwaat ci suñuy xibaaru nasaraan. desandek xale yooyu ak dogal bu yees bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko jaarale ko ci ministère de la famille ñu ne nag dañu fas yéene sukkandiku ci xarala yu yees yi ngir amal ab portail boo xamante ne rek képp ku gisati xale bu ñu fitnaal sàkku ko tamit nga mën ko fa jébaane bu ko defee rek ñu mën a teg daan yi nga xam ne moo war ci kawam ci loolu dañuy teewlu kenn ci ñoom di Ramatulaay Ndaw mooy coordonnatrice boobule di cellule d'appui protection de l'enfant foofee ca ministère ci micro Cheikh Diop. ministre de la famille dina lancé lu nga xam ne mosuñu am ci Sénégal ak Afrique sowu jant sax mun naa ko wax maanaam benn portail de signalement la bu nga xam ne képp ku nga xam ne gis nga ci internet bi wala ci télévision bi wala ay images yu nga xam ne dafa nekk lu nga xam ne dañuy ci def exploitation sexuelle des enfants di nga ko mun a signaler ci saa si grâce à suñu partenaire The Internet Watch Foundation ak ñoom Interpol ak suñu police dañ koy mun a daal di tout de suite daal di def enquête daal di dindi image boobu ba xale bi ak yelleefam yi ñu respecté ko te bu subaa tamit image yooyu du ko mën a ci gàllankoor parce que dañ koy daal di effacer donc mu nekk lu nga xam ne dafa am solo te rapport bi tamit daf ñu gën a dëggal ci activités yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey. ñu jeexale ko tàggat yaram ak match bi nar a dox diggante génération foot bu Sénégal ak Zamalek fekk baax ca Égypte. match bi nag dinañ ko amal samedi bii di ñëw fi nga xamante ne rek mooy Thiès lañ ko fas yéene footballé muy match boo xam ne dafa dox ci diggante génération foot ak Zamalek mu bokk itam ci équipe yi ñu gën a jox cër ci Afrique ñu teewlu ci njàngat bi Cheikh Sadibou Diarra. Zamalek bu Caire di club bu mag ci Afrique moom la génération foot di jonganteel ci tour bu mujj ci Ligue des champions. ci taarix Zamalek jël na juróomi yoon. compétition boobu mu ngi mujjee dem ci demi-finale yi sax ci atum 2016 équipe boobu yàgg def jaloore serbe bii di Milutin Seredovic moo ko yor mu ngi am effectif bu bëri ak fukki joueurs yu bees ci biir chevalier blanc yooyu su weesoo internationaux yu Égypte yi ñu mel ni Tarek Ahmed ak Chika Bala di nga fa fekk ay marocain Boutayib Ben Charki Onagem ak tunisien yi Sassi ak Naguez. Zamalek mi jël seen coupe nationale week-end bee ñu weesu dina dugg at confiance ci match aller bi seen diggante ak génération foot di am samedi bi ci stade Lat Dior bu Thiès. chevalier blanc yi soo moytuwul du ñu génn lépp lu ñu mën ndax match retour bi di am fii leeg ñaari ay bés ci seen biir stade ca Caire. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñeel na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safoo bi ci kanam tuuti Chérif Diop dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan du ñu def dara lu dul delloo lenge yi aram mu doxal ba ci kanam.